jàll ci xibaaru marax yi ànd ci ak Cheikh Diop. Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Aram Touré. loo ñu indil ci altine bi. li ñu indi gën bari na ginnaaw bàkk bi lépp dañ ko biral. juróom-ñaari waxtu toftal na fanweeri simili ak ñaar mbokk yi dalee nag jàmm ci la jotaayu xibaar li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci Pape Massata Diack bi nga xam ne daal dinay génn ci tekkaaral gi nga xam ne moom la nekkoon ginnaaw itam biñ ko daanee teg ay ndodd teg ay daan ci ak ndoddam moom doom bu Lamine Diack bi le di ñaawlu bu baax a baax atte wi nga xam ne atte nañu ko te itam muy xam ne rek ne juge boobee dafa biral lépp lu ñeel wàllu racisme ba tax itam taxaw na temb ngir bañ rek ku gàkkal deram ñeenti tuut tànk ca diwaan bu Kolda ñoom ñoo daal di ñàkk seen bakken ginnaaw itam ba ñu labee ba tax itam askan wa nga xam ne ñoom ñoo fa nekk di sàkku rek ñu defal leen ay pont yoo xamante ni dinañ mën a tegu ca xàll wa nga xam ne fa la ñuy jaar def Kër Massar ab département xam ngeen ne lii ab dige la woo xamante ni njiit bu réew bu Sénégal moom moo ko daal di amal waaye mel ni jur na coow ca diwaan bu Tëngéej ba tax itam ñenn ñoo xamante ni seen xam-xam daal di nay màcc ci wàllu woowee daal di nañuy sëgg ci yenn ci ay test yoo xamante ni ñeel na wàllu décentralisation daañu leen digtal dossier boobu ci lii la jotaayu xibaar mbokk yi li lépp tënk la bu ngeen taaxirloo tuuti ma dikk ñu faram fàccee. salaamaaleykum mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média ñu nuyu leen ci gën gi nuyu xibaar yi doore ko na nga xam ne noonu lañu ko junjee woon Papa Massata Diack ginnaaw itam daan yi nga xam ne daal dinañ ko koy daan nag moom mile di ñaalu bu baax a baax atte wi nga xam ne atte nañu ko te itam muy xam ne rek ne juge boobee nga xam ne moom moo doon bëre li ni mel nag dafa daal di jiital li nga xam ne moom moo di wàllu racisme moom Papa Massata Diack di xam ne itam ne du nangu benn yoon ku gàkkal ab deram kàddu yooyee mi ngi ko yëkkati ginnaaw bi ñu doon dajee ak way taskatu xibaar yi Alxasan Ba ak Jaafara Ba ci reportage. ay leeral la xëyee leeral ngir fexe nag ba andi li nga xamante ni moom mooy li jëm ci wàllu tuuma yi ñu teg ci kawam mu jàpp ni lépp jaarut yoon ndax justice française mu ngi koy tuumal sax wàllum racisme moom Papa Massata Diack jàpp ni procès bi sax ab procès moral la mu daal di dàq nag tuuma yëpp yu ñu teg ci ndoddam. teg liñ ma daan yu gën a métti yu Lamine Diack ñaari yoon. donc mooy wane ne li ma demul wuy ji France moo tax ñu daan ma daan bu gën a metti ndax jàpp nañ ne dama défier seen autorité wala le fait que ñëwuma mais ñëw na yebal naa samay avocat janvier waaye Russie ki tudd Alexei Melnikov ak ki tudd Valentin Balanichev ñi nga xam ne maa ngi ñoom ñoo bokk nekk ay nit yi ñuy àtte ñoom ñëwuñu yebaluñu kenn mu nekk fa ñu teg leen daan bu gën tuuti sama bos. kon nag dama gis ne dogal bi ay tappale da cee nekk ak leneen loo xam ne mënuñu ko tudd ndax samay avocat yi nekk France dañ ne yàgg nañ ci droit pénal kenn ki def na ñaar fukki at ak juróom nee na musul gis lu mel nii. beneen tuuma bi nga xam ne nag moom mi merloo na ko mooy tere giñ ko tere mu daal di exercer lu toll ci fukki at ci wàllum sport. fukki at dootoo liggéey ci sport boobu laa xam ne nag ñii. yemuñu ci bañ ñu rek li ñuy nit ku ñuul wala jéem ñoo sànq mais dañ ñoo bëgg sànq sax ne amatoo droit gañ a xaalis ci sport man def na fanweeri at ci sport. moom Diack fils nee na dootul bàyyi benn yoon ñuy tilimal deram saa ñu génnee mbir ci moom rek am na li nga xamante ni lu bëri lu mu leen dencal ñu daal di koy daan juróomi atu kaso ak $1 million ci wàllum amende moom Pape Massata Diack nee na pare na ngir dem ba mu jeex tàkk ci yëf yi dana def li nga xamante ni moo di appel te avocat mi sax danañ dem teewal ko. on ira jusqu'en cassation. daañu dem ca cassation danañ dem itam ca cour européenne des droits de l'homme wax naa samay avocat bu naree ñu dem cour pénale internationale sax daañ ko def. nee na moom ab citoyen sénégalais la ba tax na sax li nga xamante ni jëm na ci yëf yi nee na fii lay xaarandi ñu régler ko.
Alxasan Ba cant ak ngërëm ñeena la ñu des ba tey ci wàllu yoon mu mel ni nag procureur général moom moo daal di génne ab bataaxal jagleel ko officier yu police judiciaire nag yi nga xam ne dañoo bootu ci cour d'appel jafe-jafe yi nga xam ne dañ koy faral di jànkonteel moo xam civil wala bokk commercial ci li nga xam ne moom moo di commissariat yu police yi wala bokk brigade yu gendarmerie yi nag négandiku bi day xawar di yàgg ba tax itam suñu ay ndaw jox suñu ay micro ki nga xam ne moom moo di maître Ousseynou Ngom li mu xamle moom moo di jëmmaluñu benn yoon li nga xam ne moom moo di article 5 bu règlement bu UEMOA avocat boobee nag di sàkku li ni mel ñu daal di koy biral waxtaan woowee Maimouna Ndiaye ak Thierno Laurent Mendy la ko seqaloon ñu seetaan. ay litige yoo xam ni moo xam la civil la wala commercial ñu koy yóbbu ci brigade de police wala gendarmerie lu ci bëri ki nga xam ni moom lañ fay yóbbu mu fay toog ay waxtu yu bëri. li nekk procureur général ñaawlu na ko bu sañoon mu dakk bu ñu sukkandikoo ci maître Ousseynou Ngom lu ñu yàggoon doon ko sàkku la. suñuy client yàgg nañ dénoncer li ni mel ñun suñu bopp yàgg nañ dénoncer li ni mel man bind naa ay courrier adressé ko procureur de la République dénoncer le fait que samay client convoqué nañ leen brigade de gendarmerie wala commissariat de police pour des affaires purement civiles. moom avocat bi teg ci ne article 5 bu règlement bu UEMOA fii ci réewu Sénégal. doxaluñ ko fi ni mu waree. dañoo jël benn dispositif ci loi bi article 55 bis intégré ko xool ko nu mu leen neexee ñu appliqué ko noonu mais ñëpp gis nañ ne article 55 bis boobu di code de procédure pénale jëlul réellement les préoccupations des avocats des justiciables ak les préoccupations du législateur communautaire. fii boo xoolee ñoom dañ leen permettre juste ñu mettre dans les procès-verbaux que ne nit ki nga xam ne interpellé nañ ko informé nañ ko son droit de se faire assister par un avocat. mu ne j'ai pris bonne note wala des fois sax j'y renonce alors qu'en réalité ñun xam nañ loolu amul. Maître Ngom teg ci di ñaax député yi. il est temps ñu ñëwaat xoolaat article 55 boobu changé waat ko jëli article 5 règlement UEMOA bi dugal ko comme ni ko législateur communautaire bi waxee. loolu moo am solo par rapport ak droit de l'homme te loolu bu ñu ko defee li nga xam ne moom la ñuy jooy nii. moom la ñuy dénoncer mooy dossier civil yi nga xam ne dañ koy indi ci commissariat ak gendarmerie dootul amati. moom avocat bi am na yaakaar ne bataaxal bi dina jur dara ndax kat contrôle yi ñu wax ni mën nañ koo def buñ ko toppee loi bi itam ñu doxal ko lu bari dina saafarawu. mbokk yi ñu àddu ci leneen lu soxal langue politique bi fii ci réew bu Sénégal moom Moustapha Diakhaté daal nay àddu ci kàddu yi nga xam ne président bu groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar daal dina ko yëkkati ñeel ñetteelug mandat bu jiitum réew bu Sénégal Moustapha Diakhaté di xam ne rek ne kàddu yooyee waruñu ko tënqam lu benn yoon ndax ki nga xam ne moom moo ko yëkkati dañuy teewlu kàddu yi nga xam ne Moustapha Diakhaté di njiit bu ànd suqali APR daal dina koy àddu jagleel ko suñu ndaw Alxasan Ba ak Jaafara Ba. ki wax parce que ki wax bu ñu xoolee ci ni réew mi taxawee président de la République ñaari tànk la taxaw benn bi mooy gouvernement benn bi mooy majorité parlementaire ay minu ñu ngi mooy yor majorité parlementaire donc ci ñi gën a kawe ci réew mi rawatina ci majorité bi ci la bokk kon su waxee ne président de la République mën naa nekk candidat 2024 wax jooju dañ ko war a jël au sérieux ndax day wax ju garaaw rawatina ci li nga xam ne seetlu nañ ko mooy képp ku wax ne Macky Sall mënut a am troisième mandat moom dàq nañ la ñeneen doon nañ wax mën naa am troisième mandat waaye ku tolloog may ay miru ñi ngi daraja jàpp naa ne waxagu ci kon wax jooju wax ju garaaw la waaye moom pour man ay miru du mooy sans problème parce que moom il est cohérent maanaam moom 2011 ñun bi ñuy xeex troisième mandat ak Abdoulaye Wade moom dafa àndoon ak Abdoulaye Wade ki nga xam ne moo incohérent avec lui même mooy président Macky Sall parce que moom da doon xeex troisième mandat rawatina ci nee na du wut troisième mandat bu ñu ko fale kon jàpp naa ne waxu ay miru ji wax ju garaaw la waaye nag li nga xam ne moom laa ci jàngat rek mooy su fekkee ndax li mu def tey jii bu ñu defu ndànk fan yi ci kanam da nga dégg ñu bari jóg naan léegi nañ laaj conseil constitutionnel du nàgg foofu maanaam nag dagg na li ñuy wax digg bi maanaam ubbil nañ boulevard président Macky Sall pour am troisième mandat waaye nag boulevard boobu bu ñu defu ndànk dana fees dell ki ay néew te man de bu ci sama bopp su waree bokk pour bañ am troisième mandat danaa ko ci boole. La candidature de Macky Sall est illégale du point de vue juridique elle est anticonstitutionnelle mais li ci gën a garaaw day nekk ay waxeetu Macky Sall te kilifa day sàmm kàddoom.
mbokk yi keneen koo xamante ni jàpp na ne kàddu yooyee waruñu ko tënkam lu benn yoon di Nafi Diallo moom moo yor lépp lu ñeel wàllu communication interne bu PDS ba tax itam muy sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo féetee ci kujj gi ñu wàcc ci li nga xam ne moom moo di terrain bi ndax itam njiit bu réew bu Sénégal moom Macky Sall door na li nga xam ne moom moo di campagne ñeel élection locale yi nag ci tournée économique yi nga xam ne moo ngi ko doon amal dañu teewlu ay kàddoom moom mi nga xam ne moom moo nekkoon ganuk info du matin Chérif Dia ak Diafra Ba ñoom ñoo ko taataan. duñ ma divertir man waa APR duñ ma divertir xam nga troisième mandat boo xam ne 2024 la mu génn di ñu sànni os à ronger ñu nat ci wax ba kañ ba 2024 kañ la ñuy construire suñu ay base kañ la ñuy construire suñu programme à nous kañ la ñuy wax ak sénégalais yi bëgg topp Macky rek chaque mois mu sànni ñu benn ñu jël fee ñu wax a wax wër plateau yi wax ba dee moom muy liggéey ci suuf ñun ñu taxaw di xoolee keroog bu jotee population sénégalaise yi dinañ jël seen ay disposition Macky Sall dafay naxaate parce que loolu la ñu tàmmal saa yoo ko gisee muy def ay tournée économique yooyu mi ngi pare dem élection donc man du ma bett mu xëy suba rek annoncé ñu datu locale yi ndax defar na léppam ba mu baax scrutin direct bi parce que xam na ni département yu bëri mënatu ko gagner il le sait donc il y a une opposition fantassin que je vais la nommer comme ça boo xam ne defaral na ko lépp ba mu baax pour mu mun a jéem a remporter ay élections donc yii muy def yëpp ñun ñëpp xam nañ ni c'est pour préparer ay locales parce que mënul continuer di yokk mandat maire yi illégalement donc opposition bi moo war a yeewu opposition bi moo war a wàcc sur le terrain ku ne bay sa waar waxuñu ñu ànd parce qu'on peut pas s'entendre sur tout mais au moins ku nekk dem ci terrain bi. maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yile jotaayu xibaar ñeenti tuut tànk nag ñoom ñoo daal di ñàkk seen bakken ca diwaan bu Kolda ginnaaw itam bu ñu labee ba tax askan wa nga xam ne ñoom ñoo fa nekk nag di sàkku ñu joyanti waatal leen li nga xam ne rek moom la ñuy jaar xàll wi itam lépp lu ñeel wàllu pont bëgg nañ nguur bu Sénégal daal di leen koy defal Abdoulaye Diallo ca diwaan bu Kolda. yi lab ci ñaari fan fii ci Kolda muy jéeyo bi lëmbee xibaar yi ci diwaanu Fuladu ñaar ñi dañoo lab ci ab kamb bu carrière suuf ñaar ñi ci des daal di lab ci dex bi jaar ci diggu dëkk bu Kolda. parce que mine de rien 2 jours on a 4 cas de noyade loolu moom yéeme na ci dëkk bu mel ne Kolda. démb mi ngi woon Sare Moussa Ndour les deux gosses âgés de 10 à 12 ans fii tey Ilel un gosse âgé de 12 ans fële Sare Tamsir un gosse âgé encore de 12 ans donc c'est des jeunes. yàlla ak sapeur pompier yu groupement de recherche en profondeur bu Sédhiou moo tax ñu gis niw aji ndem si yàlla yi bi la jeeyoo mooy delloo ca boy ga ñaxtu yi askanu Kolda yàggoon a ñaxtu ngir nguur gi tabax fi ay pont fu askan wi mën a dem ak dikk te ñu jekkali tabaxu pont Ilel bi nga xam ne tàmbali nañ koo liggéey depuis 2006 waaye ba léegi tabax bi munta yegg. déjà kaaraange population bi ci la bokk pont bi buñ ko amoon lii am tey du doon am. donc am nañu yaakaar boobu te même li ci gën a bare ci accident yi nga xam ne yu mel ni ci cas de noyade dinañ doon wàññeeku fii ci diwaanu Ilel. mu waral ñuy joytu ci kanamu njiitu réew mi le président Macky Sall. ñaan autorité yi ñu ngi naan son excellence le président Macky Sall pour mu jàppale ñu nu ñuy jeexalee pont bi naam pont bi buñ koy commencé yàgg na jamono 2006 la balaa muy falu mais ñun ñu ngi koy ñaan. ndaxte bu ko defaree ñun la dimbali population Kolda la dimbali surtout population Sikilo Ilel. ñu dimbal ñu ci pont Ilel encore une fois programme Kolda 2006 ba léegi pont baa ngi nii. pour éviter ces genres d'accidents là vraiment ñu ngi ñaan gouvernement bi ñu achever pont Ilel c'est le cri de cœur non seulement de Ilel mais cri de cœur pour Kolda lépp. ak taw yu bare yi fii daanu ci fan yi gox-goxaan yu bare yu diwaanu Kolda dem ak dikk bi dafa jafe lool ngir ay yoon yi dagg ay pont yi ndox mi muur wala ay pont yi màbb. barke ji foofee nag ab génn góor la ñu fekk mu daal di faatu ca Marigot ba nag ginnaaw itam ba ñu yëgloo sous préfet ba nag di Mamadou Bassirou Ndaw ak itam yenn ci ay éléments yu brigade yu gendarmerie yu Linguère nekkoon nañ ca woowule place waaye itam li ñu xamle moom moo di néew boobee nag anam ya nga xam ne noonu la meloon moom moo tax ñu amoon ay jafe-jafe ngir daal di koy génnee ca woowule Marigot ñu fàttali leen rek ne ba ñu
ko jëlee itam dañ ko daal di yóbbu ca morgue bu hôpital Magatte Lô mbokk yi ñu wëyal yile jotaayu xibaar ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee ca Tivaouane Diacksao nag jamono yi ñu ngi ci li nga xam ne moom moo di ndox mi ba tey ñi nga xam ne ñoom ñoo fa dëkkee di ñaawlu yàccaaral wi nga xam ne daal nañ koy nemmeeku ci ñenn ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk wowle gox jamono yi nag ñu ngay woote wàllu Abi Faye ak Modou Diop ci banlieue bu Ndakaaru ni koñ yi mel nu ko raw la biir kër yi mel askan wee ngi xuus ba léegi di fanaan ci biir ndoxu taw yi seen matériel moom waxi noppi lépp yàqu na ñu ne ku leen di dimbali rek lañ gën a bëgg. am di ngàcc suba ngàcc ngoon paa bi daa xëy ngàccaat ni lii ngay gis ni da koo ngàcc balaa moo dem. ci ndox bi la ñuy fanaan gis nga lii la ñu teg ay briques la ñu indi fu ñuy yëg pour ndox ñu bañ ñoo laal. fii mooy diwaanu Tivaouane Diacksao askan wi dañu mujjee lot ndax doomu jàngoro ya nga xamante ne exposé wu na seen kaw ñu ne ñoom xamatuñu nu ñuy def. ñi laa fi nekk ak samay njaboot metti torop man foos bi ak yëpp ñoo maase woon foos boobu xam nga foos baa ngi noonu moog néeg yi yëpp a maase woon dafa mujjoon xale yi dañ doon dem di tëdd fee ci kaw terrasse ñi. ndimbal ci wàllum dund du loo xamante ne soxla nañu ko ku ngacc ndox mi la ñu gën a soxla. ndax ndox mi dama doon jéem a defaraat fii mais gis nga suuf bi ma tegoon fii ci mbedd mi yëpp nit ñi dañ ko tibb yóbbu seen néeg bi amuñu douche amuñu fu ñu sangoo ñun du problème mu ceeb moo ñuy lijjanti. aw ma fu ma tëdd dañuy lekk dañuy naan xale yi ñu ngi fi dañ leen di fayal dañuy jàng doy na waar daal. gisuñu benn yoon kenn ci ay autorité ku ñëw sax masawu leen ci seen i kàddu. ñun ñëpp xam nañ ne nit ñi sonn nañ li nga gis léegi yéeme na mais ñooñu au moins les autorités locales waroon nañ ñëw seen wet bu ñu leen pompeelu ndox mi sax ñu masawu leen mais gisuñu leen dégguñu leen loolu aussi c'est un problème que nous dénonçons. mbënn mi ngi gën di woy fii ci diwaanu banlieue bu Pikine rawatina ca Tivaouane Diacksao askan wi ne seen xel ëlëb na lool seen wérgu yaram tagga témbe na xamatuñu ana nan la ñuy def ku leen di dimbali ñu jël waaye fi mu nekk nii lii di ndox mi ak ñoom ñooy gën di dëkk. Abi Faye ngir dimbali ñi nga xam ne ñoom ñoo loru ci mënd mi tax na itam ñu daal di amal opération bi ñu dippee opération Fendi te nga xam ne rek gouverneur bu Ndakaaru moom Alassane Sall moom moo ko daal di sooxe naka noonu itam yu am jumtuwaay yoo xamante ni daal na koy teg ngir dimbali ñi nga xam ne rek ñoom ñoo loru ci li nga xam ne moom moo di mënd mi Modou Fall ak Amadou Ba ci reportage. ngir dimbali ñu rollu ci mbënd mi autorités yi nag daal di lancé li nga xam te ne moo di opération Fendi lépp ci juróom benn fukki camion hydrocureur ak ay engins yu 10 la ñu kon mobiliser rek ngir dem xeex ak mbënd mi. xam ni moom la ñuy indi tey mooy déjà dañuy renforcer des capacités de pompage ñi ngi pomper ak waa sapeur pompier di xëcc ndox bi di ko sànni waaye dafa am roq ak roqaan yi nga xam ni camion hydrocureur xëy na moom moo fa mën a egg. camions yooyu la ñu ñëwoon tey indi ko pour ñu tàmbali liggéey bi en plus de ces camions hydrocureurs am na ay camions yi nga xam ne ay engins lourds la ay tractopelles ay benn yoo nga xam ne également dina renforcer le dispositif. waaye maire yi jàpp ni dañ leen war a dugal bu baax a baax ci li nga xam te ni moo di gestion foncière bi. ñu jënd ci situation bi état bi war na mën a am ay mesures yoo xam ne war na ko jël ci wàllu attribution sur le plan domanial pour que lépp loo xam ne dañ koy jox muy suuf. pour que lépp loo xam ne dañ koy jox muy fu dëkkuwaay wala tool ñu mën a woo collectivité territoriale bi nga xam ne moo nekkee ci côté yooyu pour laaj ko foofu ndax yoonu ndox la wala du yoonu ndox ndax foofu dina mën a tax sax aussi bu fekkee dañuy liggéey ak ay promoteurs privés wala ay promoteurs yoo xam ne ci état bi lañ jóge ñun ñu mën a saytu xool ndax branchement yi nga xam ne war nañ ko def ci assainissement branchement yi nga xam ne war nañ ko def ci wàllu ndox wàllu courant wàllu sécurité ndax def nañ ko def ñu. ngir xeex nag li nga xam te ni moo di mbënd mi faaw ñu wàcc ci terrain bi loolee di gis-gisu coordonnateur bu réseau des volontaires pour le développement de la banlieue. nga xam ne nag mooy suñu problème à chaque fois ma koy déplorer mooy que ne dinañ annoncer benn mbir en grande pompe mais souvent la nga xam ne mooy suñu problème mooy suivi bi mu war a am du am donc loolu nag la ñuy ñaan gouverneur li nga xam ne dafa weesu maanaam ñu bañ a nekkati ci lu mel noonu maanaam jël benn mbir médiatiser ko wax ko ca kaw a kaw ba àdduna yëpp dina dégg te après au finish la nga xam ne askan bi moom la ñuy xaar duñu ko gis loolu aussi nañ ci bàyyi xel. lépp ci juróom-ñaari junni njaboot ñu ngi ci njàqare ndax ndoxu taw yu ñu gis sa fan yi ñu génn loolee tax rek nguur gi daal di mobiliser mbooleem ressource ngir dimbali ñoo ñooy loru ci mbënd mi.
jërëjëf Modou Fall cant ak ngërëm ñenn la def Kër Massar ab département xam ngeen ne lii leen nag diggeewuk njiit bu réew bu Sénégal la moom Macky Sall waaye mu mel ni nag coow laa ngay wéy ca diwaan bu Tëngéej ba tax itam ñenn ci ñoo xamante ni seen xam-xam màcc na ñeel wàllu décentralisation daal nañ koy àddu ñu teewlu dossier bi nga xam ne Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb daal nañ ko ciy def. Massar département jur coow lu rëy fii ci Tëngéej ak barab yi ko wër ñu bëri ci askan ñu dañoo njort na lenn ci ay commune li ci mel ni Jaxaay Tivaouane Peulh Niaga boo moytul rek ñu toftal ci boobule département ki nga xam ni xam-xamam dafa màcc ci wàllu décentralisation ne loolu bu amee dañuy tas lii di département bu Tëngéej ndaxte da ciy ñàkk ay limitam. yoon bi nga xamante ni moo wax ni ñuy créer département moo wax tamit ne saa yi suñu laalee limite territorialu département maanaam bu ñu laalee fi mu tàmbalee fu muy changé ko rek le conseil départemental est dissous automatiquement loolu nag day nekk problème ndax si wàll wi fi mu wax d'ailleurs si instruction yi mu joxe dafa wax ministre bi ne ko waxal ak waa Tëngéej ak waa Pikine donc bu fekkente ni conséquence directe bi mooy ñu dissoudre conseil départemental tout le monde sait que Pikine amul conseil départemental ndax ci acte 3 la ñu ne limite territoriale bu département ak bu ville bu tolloowee compétence su département bi dañ koy jox ville moo tax Dakar Pikine Guédiawaye déggoo fa conseil départemental le conseil départemental existe à Rufisque. mu doon gis-gis bu wuute ak bile élus locaux bu diwaanu Tëngéej. man de yaakaaruma loolu. xam nga décentralisation bi ñu koy indi dañu bëgg a jël pouvoir bi yóbbu ko ci population yi lépp lu ñuy décider ñu dikk décider ci seen wet ànd ceeg ñoom ñu bëri xamuñu ne la commune de Kër Massar moo gën a peupler le département de Guédiawaye rien que la commune et je suis certain que bu ñuy def département Kër Massar du nekk rek la commune de Kër Massar danañ jël yeneen commune ci département Pikine et pourquoi pas des communes dans le département de Rufisque pour rééquilibrer un peu. C'est ce qu'on appelle l'équité territoriale. Il faudrait que nous ayons des territoires ñu am ay territoires yoo xam ne yi yu viable la ñuy doon. kooku nga xam ne day tàggataate sax ci lii di gouvernance locale jàpp ne lu nu mel tamit dina am njeexeetal bu baax ci élection gox-goxaan yi ñuy waajal. On va vers des élections locales nee nañ au plus tard le 31 mars si diggante bi bu ñu créer département bi cela va sans dire que donc boobu seen carte électeur baaxatul boobu day indi beneen jafe-jafe beneen xeetu jafe-jafe. kii di beneen éli bu fa rek nguur gi moom jàpp ci xalaatam ne président du mandargaal li ni mel laataa lii di élection locale yooyu di ñëw. Le président a pris de bonnes décisions c'est-à-dire ériger man de jàpp naa ne. jërëjëf Ousseynou Thiam cant ak ngërëm ñala la mbokk yéen itam naka noonu ñu jaare fa daal di buur yële jotaayu xibaar di daje bi léegi-léegi ak rédaction bu télévision Futur Média ñu bàyyi leen ak Ndeye